waxtu toftal na fanweeri simili mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak seen kóolute xibaaru marax yàq la ca gën a fës lu jëm ci wàllum jiwu bi ak jumtukaay yenuy bayee Moustapha Cissé Lo bëgg rek ñu dal di koy càmbar CNCR ànd ak moom ci boobile xalaat lañ ca teg rek mooy dañoo itam war a càmbar lu jëm ci ndimbal li aju ci wàllum mbay mi beneen ponk mbokk yi muy Ahmed Fall Braya ca ndax géej ma ngay sàkku ñi nga xam ne nag ñoom ñoor wàllu pétrole ak gaz ñu jox leen ci seen wàll ñoom waa Ndar di coloole itam leneen la mu ca teg mooy lu jëm ci contrat yi dox diggante nguurug Sénégal ak yenn ci réew yi mu soxal wàllum napp gi ñu dakkal ko ngir mën a suqali napp ci réew mi beneen ponk mbokk yi muy concours général atum 2019 résultat ya xamees na ko lycée d'excellence ba nekk ci diwaanu Njaareem moo jël raw gàddu gi moo ne ca bopp ba ak gune gi di Jaari Sow nekk ci classe su terminal S1 keneen itam ku ca bokk di lycée Limamoulaye ak maison d'éducation Mariama Ba bu Gorée tàggat yaram ak demi-finale Caire 2019 sunu gaynde yi amal nañu seen tàggatu gannaaw jongante bi ñu ngi ko jàpp ëllëg dibéer bu ñeenti waxtu jotee laata loolu ndaje mi ñu seqoon ak taskatu xibaar yi amoon na fantasiro diggante taskatu xibaar yu Sénégal ak seen naataango yu Tunisie daañu dem ca Caire fekki fa Mamadou Ndiaye mbokk yi laata ñuy dem Caire ñu des fii ci Ndakaaru ngeen taaxir lu ma ñëw léegi ñu faram fàcce yépp ponk rafetlu ti seen ànd ak seen kóolute ci télévision Futurs Médias xibaaru malax yi dañu koy doore ak lu jëm ci wàllum jiwu ak jumtukaayu mbay mi Moustapha Cissé Lo di sàkku rek ñu càmbar ko CNCR ne ànd na ci boobile xalaat waaye yemuñu ca dañoo caa yokk rek ne lu jëm ci wàllum ndimbal ñu naan ko subvention muy aju ci wàllum mbay mi faaw itam ñu gën ko xoolaat taxawal sax ab commission dàq ju ko ngir liggéey bi gën a set gën a gaaw Maimouna Ndiaye Abdoulaye Diallo. ci engrais bi ak mboolem matériel boo xam ni aju na ci mbay mi fii ci Sénégal li ñu seetlu mooy nguur gi at bu jot da ciy def ay milliards ngir jàppale ñi ciy yëngu Moustapha Cissé Lo nee na li mu gis rek mooy ab mafia ba tax na mu bëgg ñu def audit boo xam ni lépp dina leer ci ni muy doxee CNCR ñoom it noonu la ñu gisee ndax bëgg nañu ñu toog saytu ko. milliards yi dugg si agriculture bari na lool léegi wax naa ko encore une fois ñu remercier donc état bi si donc effort yi mu def wante nag di nga toll foo xam da ngay taxaw évaluer te loolu yaakaar naa donc jot na donc on est vraiment en phase ni ma ko waxee léegi ak Moustapha Cissé Lo pour que ñu taxaw vraiment évaluer fi nekk subvention yi. taxaw seetlu boobu nee nañu ngir ñu yegg fa foog ñu amal lu ñu duppee commission nga xam ni du ñu taqee dara ci politique ak lu nu mel. il faut ñu taxawal aussi donc benn commission boo xam ni acteurs yëpp ñoo si nekk mën si liggéey si TDR yi wax ni kat fii ak fii fan donc liggéey bi jëm fa wante it suñu paree aussi conclusion yi aussi buñ ko denc si biir tiroir yi conclusion yi aussi donc commission daf ko war a jël jébbal ko président de la République. gannaaw forum civil tey jii responsable bu APR bi moo ñëw daal di joxe kàddoom ci mbirum semence yi nu muy doxee fii ci Sénégal waa CNCR ba fi mu toll nii gisuñu ci dara lu ñaaw. Maimouna Ndiaye lu jëm ci pétrole ak gaz Ahmed Fall Braya di sàkku diwaanu Ndar géej ñu jox leen ca seen wàll moom bi bokk parti démocratique sénégalais àndoon ak président Macky Sall jongante palub njiitu réew yi ñu génn yamu ca leneen itam lu mu bëgg rek mooy lu jëm ci wàllum napp gi nag accord yi nu xaatim mu aju nag ci yeneen réew ñëw ci waax yi napp ñu dakkal ko dañuy dem ca Ndar fekki faw seeni Jóob mu ànd ak Habib Seck yi lu ñu ci gëstu. Ahmed Fall Braya bokk ci parti démocratique sénégalais ak ñeneen ñi nga xamante ni dañu dem ànd ak président Macky Sall ngi jàppale woon ko ci élection yi ñu génn àdduna ci lu jëm ci wàllu pétrole bi ak lii di gaz bi nga xamante ni jamono jëlee lëmbe na réew mi jàpp na ni Ndar jafe-jafe yi nga xamante ni waroon na koy di am léegi war na ko mën a dëddu. tey yàlla indi na fi teraanga joo xam ni mooy pétrole mooy gaz li ñuy demandé rek mooy état c'est vrai parce que dégg naa Macky Sall naan ressources yi Sénégal la ko moom Ndar moomu ko et cetera non.
dañu dul nangu maanaam Ndar pétrole bi ak gaz bi di ñu romb nii te jëluñu en compte li nga xam ne mooy tawatu doomu Ndar yi. ginnaaw bu ñu gisee lii di gaz bi ak pétrole bi coow li nga xamante ni nag jur na ko ak mbir mu Alioune Sall jàpp na ni yoon mi ngi def liggéeyam te ñëpp dañ ko war a déglu. sécuriser les intérêts des Sénégalais et de la population en tout cas loolu moom ci la ñu taxaw wax nga ko léegi dossier bi mi ngi en justice lu nekk justice kenn du ko commenter da ngay bàyyi ñoom ñu wax génn leeral ngay door am loo ciy teg. moom Ahmed Fall Braye sax ak lu jëm ci wàllu pétrole gaz bi nga xamante ni gis nañ ko la mu xalaat mooy nañu arrêté lépp lu jëm ci wàllu ay licence yoo xamante ni dañ ko doon jox ay bateau yu jógee ca bitim réew mu ni loolee bokk na ci li nga xamante ni mooy na saxal réew mi. dafa jot pour ñu tëj géej gi bañ a joxeti licence yi pêche artisanale bi saa yu demee ñoom dikk am solo ñu ubbi ay usine de pêche usine bi di traité di exporter mu jëm Europe soxlaatuñu dërëmu kenn yàllaa ñu indil xéewal fii mais tam li ngeen wax rek transparence bi mu leer il faut que ñu sécuriser les intérêts des Sénégalais et de la population. ci ndaje bi mu doon amal ci centre Mame Fatim Konté ci la yëkkatee yile kàddu àdduna itam ci lu jëm ci wàllug mairie bu Ndar mu ni ma ngay xaar base bi lu mu ko wax loole lay def. mu ngoog bu nu jugee ndax géej ñu dellu si ci Ndakaaru wax ci leneen muy manifester kuréel gii di aar li ñu bokk ñu amaloon ko niki démb ci aljuma ji ca Géejawaay la ñu nimmeeku rek mooy lu jëm ci mbir moomee daal dañoo gis ni mbooloo ma day gën di wàññeeku wala boog démb mbooloo ma takkuwul ana lu ko waral Pape Amadou Fall taskatu xabaar la xam-xamam màcc jëm ci wàllum politique am na lu mu ci dénk Alhassane Ba. pétrole bi dañ ne woon dañ ko saax-saaxee ak gaz bi ñu tuumal ci ay doomu aadama ba tax tey ñu ne ki nga xam ne moom mooy yoon war naa jóg liñ bëti loolu nañu ko bëggee woon ñu ngi leen koy defal ci wàllu wi nga xam ne moom mooy taxawaay ndax gis nañ ne diig mi ngi woo ñi mu war a woo gulet ci réew mi ko xam ni dafa jegeñ lool ki nga xam ne moom mooy njiitu réew mi wala ñu jegeñ lool njiitu réew mi ñu woo leen di leen déglu ci li nga xam ne moom mooy ay enquête kon su fekkee loolu mi ngi daw nga bëgg cee nekk nag continuer di lëñbëti muy lu war waaye lëñbëti boobu nga xam ne moom ngay def nit ñi pour ñu fekk si la ci ne ay millions yi doomu aadama wala ay junni doomu aadama dañuy dikk nag di dajaloo tey àndandoo ci li nga xam ne moom mooy yuuxu bi mën na jafe ndax dañu ñoom it dañoo bëgg dal am nañ yeneen i yitte bu ñu demee ba nemmeeku ne fa nu ko bëggee ak nañ ko war a doxale wuñ ko muy ci wàllu yi nga xam ne moom mooy wàllu yoon bu boobaa xëy na war nañu mën a seetaat beneen bërët boo nga xam ne bu am la waaye fi mu toll nii nit ñi ñu ci bari jàpp nañ ne woote ci li nga xam ne moom mooy mbir mi ni ko aar li ñu bokk bëgg a defee amatul solo amatul dayo aywa kuréel gi lëkkale ñi toppatoo lu jëm ci wàllum xëy amal nañu seen ñeenteelu congrès ñoom inspecteur yooyu nag waxtaan nañu ci wàllum xëy fii ci réew mi waaye itam liggéeykat yi nañu la ñuy dund ca seeni bërëb la ñu gis rek mooy am na ci ñoo xam ne njaatige yi seen doxalin rafetul benn yoon Maguette Soirée Diallo ànd ak Modou Diop teewaloon fa télévision Futurs Médias. mu nekk ñetteelu jàngoro bii faat gune yi seen at toll ci juróom wala mu yées ko jàngoro yi di jàpp butit priorité wér-gu-yaram fi ci Sénégal biir buy daw bu metti bi moo nekk bi gën a bëri ci yile jàngoro ak taux de prévalence jégalu bu baax a baax ci gëstu boo bile mu mel ni bii Maguette Soirée Diallo mi ngi doon wax ci tout tànk tolluwaay bi ak wérgu yaram daan ci dellu siwaat ci sunu beneen jataayu xibaar mu aju nag ci kuréel gi lëkkale ñii nag syndicat bi lëkkale ngeen baal ma inspecteur yi toppatoo lu jëm ci wàllum xëy mi ñu wax ci leneen ak jëwriñ bi ñu dénk gox yu fasantikoo yi ak lu ni mel mu ne daal lu jëm ci wàllum der dina ko gën a dooleel taxawal bërëb bu am solo diggante daara la Touba ak Mexe Oumar Gueye yi le kaddu mu ngi ko yëkkatee ca Njàmbur Njaay ci ndaje mu am solo mu ñu doon amal ci wàll wi ñu teewlu Oumar Gueye kaddu yi ki ko taataan di ki ñu toogal ca Louga ak li ko wax tuxam di Thierno Fall.
ginnaaw ab exposé bu nga xamee ni amal nañ ko ci ndaje mi jëwriñ ji ñu dénk collectivité locale yi daal dina ci sukkandiku xamle ni région bu Louga am na koom lu doy lu nga xamee ni mën na ko suqali. ci lépp lu jëm ci valorisation ñebbe président du conseil départemental liggéey na ci bu baax a baax ak Luxdev. booru Daara également gis nañ ni liggéey nañ ci lu bare ci wàllu élevage valorisation des produits de l'élevage ci beneen département bi nga xamante ni mooy Kébémer ñoom ci wàllu produit halieutique donc loolu modèle la bu baax boo xam ni dañu jël potentiel terroir yi ñu gën ko valoriser ñoom liggéey nañ ci déjà donc li ñu mën def rek ñun ci gouvernement bi mooy gën leen ci jàppale pour que mu mën a doon jariñ pour askan wi. potentialité région bu Louga càmm am ci cër bu am solo looloo tax ba commune bu Daara ñu tànn ko mu bokk ci ab projet bu ñeel taxawal ab zone industrielle artisanale bu nga xamee ni li ko tax a jóg mooy valoriser lii di liggéeyub der. muy zone boo xamante ni dafay développer artisanat lëkkale diggante Daara Touba ak Mexe ci wàllu cuir et peau pour que ñu mën koo gën a ful mu mën a doon njariñ ndax ñun ñëpp gis nañu ni. Sénégal li muy consommé ci ay babouche kenn xamul nu mu toll maroquinerie bi ceinture yi ak yeneen te am nañu pot boo xam ni buñ ko traité loolu lépp mën na cee génn. mi la ndaje li ko taxoon a jóg moo di càmbar tolluwaayu ñetteelu coppiku gu ñeel wàllum décentralisation bi ñu amaloon ko ci teewaayu mboolem élus locaux yu région bu Louga nga xamee ni ku ci ne jël na ci kàddu ngir dellu si ci rëq-rëq yi nga xamee ni si moom la ñuy jànkoonteel ci collectivité locale yi nga xamee ni si moom la ñu jiite mu bokk ci incohérence territoriale yi néewu koppar yi ñu leen jagleel lu jëm ci wàllu foncier ak itam état civil. Thierno Fall jërëjëf ñu wéyal xibaar yi wax ci njàng ak njàngale ak BFM fukki fan ak juróom-benn ci weeru sulet yamook talaata lañ ko fas yéene door ci Sénégal mu mel ni nag fële ca Wakaam moom gune ye ña ngay nafar ci ndimbalul seeni mag yu leen gën a sori ci njàng mi ñoo ñëw di leen ci jàppale Kumba Matlo ak Modou Diop. laata sax ñuy duggul la ñuy xamal ni bëgguñu benn bruit ci bile bërëb. ci biir salle bi nag lépp daal dina tekk candidat yi sëgg ci seeni kaye ay fan képp des ci examen BFM révision yi di wëy fii ci bibliothèque bu foyer des jeunes bu Wakaam ndaw yi ne naam stress du ci ñàkk waaye pare nañu ngir sëgg ci li nga xam ne moo di épreuve yi. dama xaw a stressé wu tuuti rek. parce que jour examen yi léegi mu ñëw te damay xalaat ni que sama parents yi ñooy compter ci man pour ma am examen bi ñu may fayal école et tout dañuy boole ay professeurs ñooy ñëw duñu jàngal suñu amee problème maths AG français anglais PC SVT ñoom ñëpp ñoom ñoo ñuy jàppale. bon instant yi moom stressé wu moom parce que moom pare naa foofu moom jàng naa sama leçon yëpp waaye instant yi moom dañuy xaw mu jot rek ñu door ko mu daanu. ñetti weer ngi nii ndaw yi di daje ci bile bibliothèque ñu leen di baaxee ay cours ngir rek ñu gën a xarañ. révision yi bon boo xoolee chaque année dañuy bàyyi ba 3 mois des ci examen yi ñu def benn oote wax élèves yi ne leen am na yenn professeurs yenn étudiants yoo xam ne ils sont disponibles pour jox leen ay cours gratuitement. bon fii nii am na yenn professeur de mathématiques PC SVT donc ki ma taxawal nii muy nekk sama xarit. moom moo doon gérer li nga xam ne mooy wàllu français bi. ñu jàpp ko ci fukki fan ak juróom-benn ci weeru juillet bi ñu nekk BFM di examen buy firndeel njeexitalu étude moyenne waaye mu mel ni rek at yi ñu weesu boobu le diplôme moo ngi ñàkk li nga xam ne moo di valeur am. Kumba Matlo BFM boobu sax dañ cay des niñ ko waxee daanaka ay waxtu rek moo ci des ndax talaata lay door foofee itam ci diwaanu Sédhiou inspecteur la bu aju njàng ak njàngale bu Oussouye moom nag doon nañ def taxaw seetlu ci liggéey bu yaa bu ñu amaloon ngir gën a dooleel tout tànk yi rawatina ñi nekk ci classe yu diggu doom yi dañuy teewlu Jean Diouf ak Boubacar Diassi. défi yi moom bari na défi yi bu njëkk mooy réussite élèves yi parce que képp ku ñu dugal sa doom école da ngaa bëgg mu réussir élèves yaa ngi fi jàngalekat yaa ngi fi mais élèves yi ci ay kër la ñu jógee ay waajur ñoo leen indi dañu leen dénk pour ñoom ñun ñëpp li ñu bëgg muy jàngalekat muy parents d'élèves muy ñun ñëpp dañoo bëgg élèves yi réussir alors pour loolu mën a am nag il faut que ñun ñëpp ku ci nekk béy sawar ci école bi mooy lan mooy ñuy toogandoo di waxtaanandoo wax lan mooy jàngoro école bi
ak maintenant nan la ñuy def ba faj jàngoro jooju. yooyu ñu ne nag léegi dañuy def li ñuy wax pépinière scientifique moo di lan moo di ma laaj principaux yi au niveau des collèges ñoom ñu repérer élèves yi nga xam ne am nañ ay dispositions loolu benn diagnostic mën na ko wane. léegi bu ñu repérer élèves yooyu maintenant ñu leen di former ay professeurs de sciences yi nekk ci école bi ñuy jàppale xale yooyu même bu dee après heure cours yi ñuy ñëw ay samedi wala ay bés yoo xam ne amuñu classe ñu ñëw ci école bi ak seen professeur de sciences yooyu voilà mën a ñëwaat bu baax ci science bi parce que dañoo xam lan mooy njëriñu science ci développement wu dëkk. aywa ñu wax ci concours général bu 2019 résultat yi génn na mu mel ni nag bu ñu xoolee ña nekk ca bopp ba di lycée scientifique d'excellence ba nekk ca diwaanu Njaareem ndax itam ki ñu gën a ràññee ci concours général bi fa la génnee Jaari Sow lay wuyoo classe terminale S1 la nekk bi nag duguleet ndax daaw itam ci première mu ñëwoon ci concours général bi def fi jaloore lycée ba ca topp di Seydina Limamou Laye ñetteel ba di maison d'éducation Mariama Ba bu Gorée Thierno Talla jëwriñ bi ñu dénk wàllu njàng ak njàngale kàddu yi mu ngi ko yëkkati ca Diamniadio ci teewaayu Ousseynou Thiam ndaje lañu woon taskatu xabaar yi mu wuy jël télévision Futurs Médias. ñu ñëwee si wàllu classement bi mën nañu wax ne critères yi ñu jël ki ñu wax Jaari Sow koo xam ne moom mu ngi terminal S1 lycée scientifique d'excellence bu Diourbel moom mooy première. am na prix géographie premier prix troisième prix philosophie ak troisième prix mathématique ñi si topp nag ñett lañ ñoom ñaar ñoo yem muy Baba Sow bu lycée Seydina Limamou Laye moom moo am premier prix construction mécanique ak premier accès mathématique beneen deuxième bi Maam Kumba Jeeju première S1 maison d'éducation Mariama Ba la nekk moom moo am premier prix si latin ak premier accès grec moom aussi am na 21 points troisième koo xam ne moom mooy deuxième mooy Daniel André Sogo Diémé première S2 collège Saint-Louis Marie Guignon la jógee am na premier prix anglais ak premier accès histoire cérémonie bi nag su si yàlla àndee le 25 lañ ko nar a def 25 juillet à 9h sur Grand Théâtre comme d'habitude président de la République si boppam son excellence Macky Sall moom moo koy présider ren nag parrain bi jigéen la ñu jël koo xam ne ñépp a ko xam ay scientifique xam nañ ko intelligence artificielle aussi xam nañ ko kenn du ko présenté ci sénégalais am na ay prix yu bëri ci concours général kooku mooy madame Rose Dieng Kounz. jëgalu bu baax ci élément boobu la ñu wax rek ne bés bi concours général bés bi ñeen ni sargal ñoom gune yooyu ñaar fukki fan la ak juróom yemook bésub alxamis ñu wax ci beneen concours muy concours robotique foofee ca Ghana la woon fukki réew ak juróom-benn yu dendab Afrique bi ànd ak États-Unis dem jongante guney Sénégal ñoo jël raw gàddu gi guney nag dañoo rek wane lu am solo maanaam indi saafara ci jafe-jafe bi askanu Ndakaaru di dund ak embouteillage xayma yi la mu wane bu nu sukkandikoo ci gune yooyu le nee ñu at mu jot ñëpp ñu kenn koo xam ne si yaa ngi yeewoo fi ci Ndakaaru di nga ñàkk daal lu toll ci 3 téeméer ci ay waxtu ci embouteillage ñu ànd ak Abdourahmane Diallo. ay étudiants yu ñu fekk seen biir université ñoom ñoo gagné concours international robot bi projet bi nag dafa jëm ci embouteillage yi nga xam ne mu ngi ci Ndakaaru. suñu créé benn parking boo xamante ne dinañ fa mën a dugal oto yi dinañ mën a améliorer circulation nit ñi ak marchandises yi. ñu ni géej gaa ngi nii am na espace bu bëri war nañ fa mën a def li ñuy woowee floating parking. si lañ jëlee idée boobu nag développé ko defar parking boo xamante ne dafa automatique maanaam da ngay jël teg sa oto. muy parkel mu gaareel la ko normalement te doo si benn être humain du ci agir parce que ci corniche bi lañ ko bëggoon defee bëgg ñëw gaare ji ci corniche bi dafa war a doxaat dem ba fu mu jëm ñu ne léegi mbaa duñu est-ce que duñu créer ay oto yoo xam ne ñoom ñooy dawal seen bopp. ñi jiite université bii nga xam ni ci commune Somone la ne di rafetlu mbir mi. bi nga xamee ne ñoom dem nañu représenter Sénégal gagné trophée bi dellu si kon lii jàpp naa ne contentement mënu ko weesu. et que désormais waa Sénégal xam nañ ne ay ndaw a ngi fi di def liggéey bu am solo. encadrement bi ba mu tàmbalee yàgg na parce que fii bu ñuy jàngale
jàngale bi lépp day aju ci xale yi ñu liggéey ci ay projet kon maanaam compétition bi rek taxuloon ñu jóg naan dañuy liggéey ci projet. lu ëpp fukk ak juróomi réewu Afrique ak États-Unis ñoo doon jongante ci concours international robot boobu ci Ghana ñi doon taxawu Sénégal juróom-ñetti étudiants yu bokk ci Dakar American University of Science and Technology. Abdourahmane Diallo jërëjëf. ñu des ba tey ci njàng ak njàngile wax ci wàllum diine ak daara yi la ñu nemmiku rek mooy dafa am daara yoo xam ne daal dañuy jël gune gi léeg-léeg di ko duma ak sonal ak faagaagal ñu ne terewul nag fii ci réew mi fii di réewum Sénégal moom la ñoo baaxoo ay daara yu am solo bokk na ca daara ba ñu dippee maam Abdoul Aziz Sy Dabakh nekk ca diwaanu Médina foofee ñu ne xel xalaatul te métti tout tànk la leen tax a jóg mooy sol ci seen bopp alquran al karim ak sunna Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam ñu ànd ci yaakaar Aminata Mbaare Sow. atum 60 ba léegi daara gi la ñu ngi fiy jàngale alquranul karim maam Abdoul Aziz Sy Dabakh moo ko santaane woon daal di koy samp boobu ak léegi ay génération ak i génération jaar nañu file. maa ngi dugg ci loxoom 1980 laa nekk ci loxo Papa Assane Fall ba léegi nii waaw ci moom waaw fii laa dalee ci moom mu jàngal ma ba ma wàcc. Abdou Aziz Thiam banque directeur banque bi Suisse fi la jaar maa bu lañ ko tuddee yaa beaucoup de monde bi nag yoo xam ne ay cadre lañu fi lañ jaar. su ma nee tey jii ñi may jàngal ñi tey ji nii mën naa ne seen maam laa am na si ñoo xam ne maa jàngal seen papa am na ñoo xam ne maa jàngal seen yaay. tey jile ba léegi jàngaleem alxuraan a ngi des foofule ay xale di fa ñëw ñenn ñi seeni waajur daal di leen bàyyi foofule ngir ñu jàngal leen alxuraan. période biñ nekk ni wax nañu am 150 élèves mais bu dul vacances dinañ am 100 dinañ am 100 ba 110 mais fii nag am na ci ñoo xam ne dañuy wàcc di ñibbi seen kër yi di dem añi di gont bu ñu wàccee 5 heures dem ñibbi. période de vacances taalibe yi dañuy yokku waaye bu ñu sukkandikoo ci Pape Amadou Fall xale yi le dañ leen di toppatoo kenn du leen maltraité. dañ leen jàngal alquran ijji livant ijji da leen jàngal am na ci ñu wàcc alquran ay jigéen am ñu lépp waaye ñëpp dañuy ñëw di ñibbi ñi fi dëkk am ñu fi dëkk mais baragul motuñu téeméer ci barke Alla bi daañu añ daañu reer daañu ndékki daara ñuy maltraité xale yi nag ñooñu ci parents yi la waaw parce que boo amee sa doom bëgg mu jàng nga yóbbu ci daara ñu koy dóor ba yaramam dagg di ko maltraité yow papaam nga gis wala yaayam yaa bëgg lu yomb boo demee gis sëriñ bi di ko kii dama la ko jàngaloo weer wu dee nga jox ko la nga ko war a jox di ko jàppale li nga ko jàppale amaana xale du ñu yalwaan. moom mu jàpp ne daara yi nga xam ni dañ fay faral di maltraité ay xale di leen teg coono daa mel ni wayjur yi ñooy gëmm seen bët ci loolu dafa jàpp ne dañoo war a dugal seen loxo ngir jàppale ñi yore daara yi ñu mën a toppatoo xale yi ci ni mu waree. Aminata Mbaare Sow ñu sant la gërëm la wax ci leneen muy du jëm ci wàllum borom ñaari tur yi wala góor jigéen mu mel ni nag fan yi yëpp daal askan wi ñu ngi ciy waxtaanee ñenn ci askan wi la ñu gis rek mooy wax ji matu ko ñeneen ñi ne kay faaw ñu yëkkati kàddu yi nag fëgg géem mi ñaawlu ko lu ci mën a am ñoom ñëpp ànd nañ ci ne góor warta yor wenn doxalin bi wala sax muy xalaatee nen ni li ak colin bi Cheikh Diop ak Abdoulaye Diallo ñoo taataan seeni kàddu. suñ ne Sénégal dañ ne jàmm kon nañ nekk ci jàmm moo gën ñuy dugg ci affaire yoo xamante ne day indi ay day yokk xiiroo ak ŋaayoo. coow li pour man waruñu ko teg ci suuf ndaxte dafa nekk coowamte ne dafa nekk phénomène ci suñu réew donc il est temps ñu teg débat bi tënk ko nit ñi xam ne ñoom amuñu fi place suñu réew ñu xamal leen ko ne suñu réewu jullit la waaw réewu catholique la ñu religion la ñuy dund. débat boobu c'est à continuer ñu xool bi yan moyen la ñu mën a trouver pour loolu cessé suñu réew. des fois góor romb la nga ni ben est-ce que kii góor la vraiment yéeme na daal. góor yàlla gars dañ koy woote mais duñ ko jëfee duñ ko doxee suñu comportement boo xoolee suñu wax yi ak jigéen ñi sax dafa dem ba mélangé wu. buñ ne nitu diine moom mu nekk ci diine moo gën ngay dugg ci leneen loo xamante ne daanaka du la génnee sax ci diine mais day nekk loo xamante ne da lay wàccee. je pense que imaam yi war nañ ci war a wax bu baax ndaxte imaam yemul ci jiite ñu. jiite boobu du si julli kese dañuy jiite si leneen ak leneen mooy si par rapport suñu comportement société bi donc imam yi parfaitement war nañ si am nañ si droit wax si war nañ si àddu seen kàddu. imam éducateur la imam bu ñu waxee imam éducateur la
vraiment imam vraiment yoonam mu ngi si quoi. aywa bu nu jógee ci mbir mi ñu wax ci leneen muy le calvaire d'un migrant turu film la bu Khadim Ndiaye réalisateur daal di amal muy dellu siwaat nag ci jafe-jafe yi nga xam ne doomu Sénégal dañuy songu géej gi di mbëkki di wuti biti réew di jànkonteel rawatina foofee ci àllub Libi ba Aïssatou Paye Demba Ndaw Big Maxu moom mii la nag moom mën nañu wax sax ne survivant la mi ngi jóge ci enferu Libi dëkk bi ñuy wax Libi mu dund fa nag ay métit yu garaaw a garaaw histoire am nag mu nekkoon histoire bu doy waar Khadim Ndiaye réalisateur film bi Calvaire d'un migrant di ñu ko nettali. benn jeune bi nga xam ne moom laa taxawal nii bi nga xam ne Big Maxu la tudd nekk rappeur nga xam ne moom bi muy dem immigré ji yóbbuwu ko woon moom ci liggéeyam la nekkoon. di musique am ba benn producteur nigérian ñëw fii proposé ko ni ko dama lay yóbbu Nigéria ñu war a jaar ci suuf si pour dem Mali et puis Burkina war a jóge foofu pour dem Libye donc ci yoon bi mu am lu changé ci biir seen jokkalante mook producteur nigérian bi mu décidé ne dafay ñibbi ci Sénégal après foofu la basculement am ba yoon boobu yóbbu ko Libye yoon bi nga xam ne moom Nigéria la ko waroon yóbbu ko Libye muy raconté difficulté yi nga xam ne yépp moom la fa jànkonteel. mu mel na nag moom am na chance Big Maxu ndax ñëw na ba di témoigner di fàttaliku. bi ma rëccee Saba ci prison bi après nag si la dajeek OIM donc dañ lay wax bu dee bëgg nga ñibbi volontairement nga dem donc après par là ma jéem a convaincre gars yu bëri ci ñu ma àndoon nag am na tamit ñoo xam ne dañoo mujj a wàññeekuwaat kon ne yoon bi mais ñooñu dañu décédé sax si yoon bi. li ñu jublu nag ci film bi ñaaxati ndaw ñi. mooy di sensibiliser nit ñi maanaam xale yi nga xam ne ñoom ñoo ëpp lu ñuy jël risque di dugg ci voyage boobu sensibiliser leen yee leen pour wan leen ne leen yoon bii bu ñu leen waxee ne leen dafa yomb dañ leen di nax waxuñu leen dëgg parce que Big Maxu mi nga xam ne moo engagé woon ci yoon boobu suñ ko waxoon li nga xam ne loolu la ciy daj du ko def mais dañ ko simplifier le voyage bi ni ko voyage bi dans juste une semaine nga egg alors que def na fa ñaata weer alors que am na ñeneen ñoo xam ne def nañ fa ñaata at. yoo xam ne ba léegi eggaguñu fu ñu jëm. lu ñu mën a nag wax ne mooy particularité film bi mooy ne acteur principal bi moom ci boppam rescapé immigration clandestine la. Khadim Ndiaye réalisateur nekk fii ci groupe Futurs Médias ñu koy sargal ci liggéey bu am solo boobu mu def. tàggat yaram tënk lay doon ak demi-finale Coupe d'Afrique des Nations Caire 2019 ëllëg yemook dibeer bu ñeenti waxtu jotee la sunu gaynde yi nara tase ak seen natango yu Tunisie loolu nag soxal lu jëm ci wàllum demi-finale ni ñu ko waxee Crépin Diatta ak ñooñom nag amal nañu seen tàggatu mu mel ne jamono ji ñoom ñëpp daanaka noppi nañu ngir jàkkaarloo ak seen natango yu Tunisie waaye itam laata loolu seen ndaje ak taskatu xibaar yi maanaam taskatu xibaar yu Tunisie ak taskatu xibaar yu Sénégal Fantasiro amoon na ba ñuy jàkkaarloo ak ñaari équipe yi ndax dafa am ne ñu kenn koo xam ne ci doomu Tunisie yi nanguwut a wax français nanguwut a wax itam kàllaama arab bu nu mën a tekki maanaam làkk bu ñuy làkk seen dëkk loolee moo indi woon Fantasiro lu ci mën a am Mamadou Ndiaye dina ci ñëw ci xibaar yi ci kanam ak Cheikh Tidiane Diawo gën ko faram fàcce ci français mu ngoog mbokk yi fi la ñu yem ak yéen jaajëfal leen ci safoo bi ak teewlu bi Cheikh Tidiane Diawo noppi na dégtal leen xibaar yi ci français desandi leen ak programme yu télévision Futurs Médias jaa ngeen jëf ci seen kóolute ñu fanaan jàmm